asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan dal leen ak jàmm ci seen ëttu xibaar li gën a fës ci bile ëttu xibaar nag ñaari ponk rek lay doon ba ca gën a fës bokk na ci canal bu Bargny Géej tàmbalewaat nañu bile liggéey naka noonu la ñuy demee rek ca ginnaaw raay ak ñaari marché ya ñu fa nar a teg wàllum tàggat yaram danañ ca ñëw ca na mu gën a yaatoo ak salle de jeu bu Màkku yaatal geeg faram fàcce gi neskis lay doon. comme ni ñu ko junjee woon rek ci bile boppu xibaar canal bu Bargny Géej gannaaw ba liggéey ba taxawee tàmbaliwaat nañu ko ñu ñuy xamal ne liggéey bi du yomb benn yoon ndax askan bi ñoom ñoo leen ko yombalul naka noonu dañu ciy teewlu reportage ub Alain Ndiour. pont Bargny Géej mu mel ni liggéey bi tàmbaliwaat na waa Eiffage ànd ci ak service technique bu commune bu Bargny taxaw temm ngir rek yeggali li nga xam ne mooy dernier travaux yi war a yeggali bile pont ndaw Eiffage bi di dellu siwaat di ñaax population yi ngir ñu bañ a tuur lu mel ni mbalit ak grava xam ne da leen di faral di gàllankoor ci seen wàllu liggéey. partie bu njëkk bi mooy démolir pont bi fi nekkoon deuxième partie bi enlever grava yi fi nekkoon. Troisième partie, maintenant, préparer le terrain à recevoir le nouveau ouvrage. C'est-à-dire que préparer le terrain de sorte que les fondations puissent venir et nous pouvons faire l'élévation vers la fin du travail. Nous pouvons dire quoi. Donc, c'est ce que actuellement nous préparer le terrain pour que nous puissions faire la phase la première phase où nous faisons béton, BP, béton de propreté, donc la préparation du terrain totalement. moom technicien bi di continuer rek di ñaaxaat population yi ngir ñu am taxaw ngir sàmm bile espace rawatina canal bi nga xam ni du canal boo am solo la bañ rek di fa andi lépp la nga xam ne rek ab gàllankoor la bu mën a yàq liggéey bu am solo bi. da ngay rencontrer ay difficultés yoo xam saa yoo ñëwee tu reprends à zéro da ngay ñëw fekk ñu tuural la fii ay grava ay mbalit lu doy waar nga génnewaat ko ndox tout sat donc da ngay tout le temps day am benn moment day am ay genre éternel recommencement chaque matin di nga perdre benn 1 heure 2 heures pour nettoyer curer net dindi lii doog a continuer ci phase bi nga tolloon doog a dem donc pour joxe benn durée non du ma ko def je sais que daal bu jaaree yoon du ñu dépasser 2 mois. mu mel ni tuuti moo des rek ngir pont bii lee pare mu doon ngëneel ci population bi nga xam ne ñooy yeewoo fële ca Bargny Géej. finalement foo yàgg da ngay dem ba da ngay bokk ci population bi sensibiliser leen ñu xam ne lii ñoom ñoo ko moom. parce que tey boo wax fii yëpp da doon taa y avait du cambuis dafa ñuuloon am ay sax am du n'importe quoi nit mënul woon noyyi fii fi ñu taxaw ni di wax y a 2 ans nit du 3 ans peut-être nit du fi taxaw di wax mais def nañ de sorte que espace bi ñoom ñi ngi fiy jàng di fi football di fi def ay gàmmu ça veut dire que c'est vivable donc nañ éviter di tilimal canal bi parce que curage bi aussi dafa am coût dafa am lu muy jar pour ñu nettoyer ko tout le temps coût bi ñuy def ci curage du canal peut-être xaj na feneen ci ñoom. donc buñ ko tilimululee du tilim te bu tilimulee duñ ko nettoyer donc di leen sensibiliser ci ñu moytu di yàq canal bi parce que seen canal la ñoom. gannaaw phase bu njëkk ba ñu doxaloon ca marché ya ñu nar a amal fële ca ginnaaw raay mu mel ni fi mu toll nii yegsi nañu ci deuxième phase bi ndax ci lu yàggul dara demoon nañu seeti ji yooyu le site dañu ciy ànd ak Alain Ndiour rek mu wan ñu ana lan moo tukkee ca boobu le visite. commune bu Bargny gannaaw ban ko sosee ci atum 1990 mu tollook lu mel ni fanweeri at dëkk bi di gën di màgg population yi di gën di yokkul ay junni nit di yeewoo fii ci dëkk bi looloo tax mairie bi taxawal ay projet yu am solo yu mel ni tabax ab maternité ab marché ak ab complexe socioculturel fële ca Bargny ginnaaw raay xam ne fa la dëkk bi di màggee loolee tax kër gi di AGETIP gannaaw ba mu saytoo yile projet gis ni dafa ànd ak cohérence taxaw na temm ngir jàppale mairie bu Bargny ngir mu réaliser projet yu mucc ayib yi ñoom sax waa AGETIP amaloon nañu ab doxantu ànd ci kilifay Bargny dem rek identifier bërëb yi nga xam ni ñoo war a dalal bile marché maternité ak centre socioculturel fële ca ginnaaw raay lii nag bokk rek ci projet innovant yi nga xam ni mairie bu Bargny andi na ko ngir jox suñu dëkkuwaay bi
ay infrastructure yu mucc ayib. lu soxal wàllum wér-gu-yaram kuréel gi ngànk wàllum wér-gu-yaram fii ci commune bi amaloon nañu ab ndaje fii ci centre socio El Hadji Ndiouga Dieng la ñu fa doon waxtaanee du lenn lu soxal wàllum moustiquaire yi dañu ciy teewlu reportage ub Alain Ndiour. nawet bi dugg si te ku ne nawet ne ndox bu bëri ak ay yoo askan bi di faral di jokkalante ay problème yu mel ni sibiru ngir dogale boobu feebar Bargny dalal ab campagne de distribution de moustiquaires imprégnés jaare ko ci ab formation. dañ toll fi mu nekk nii ci campagne distribution moustiquaires imprégnés dinañ yebal ay ndaw nañu war a dugg si dëkk bi ñuy ñaan rek boo leen gisee ndaw yooyu ñeen yaatal leen ubbi leen kër yi ndax liggéey boobu ñuy liggéey noonu ñu ñoo leen formé wan leen nuñ koy defee pour ñu mën a dugg ci dëkk bi dinañu laaj kër gi boroom kër gi laaj ñaata nit mooy yeewoo ci kër gi dinañ laaj it ñaata tëdduwaay moo am ci kër gi ndax bëgg nañ buñ ko defee ba lépp sottal képp kuy doomi Bargny mën a tëdd ci moustiquaire. lii bokk ci programme ministère de la santé ngir xeex sibiru mu mel ni rek distribution de moustiquaires imprégnés yi delloo na bu baax a baax li nga xam ne mooy feebaru sibiru fii ci dëkk bi bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne kilifa la ŋànk wàllu paj mi fii ci gox bi. ministère bëgg na 100% de la population ñu am moustiquaire bu 100% bu amee moustiquaire 80% des populations bëgg na ñuy tëdd ci moustiquaire. loolu yëpp parce que dañoo gis dafa ay saytu at yi passé ay campagne jaar na fi bu mujj bi c'était en 2016 gis nañ ne bi ñu defee prévalence bi dafa wàcc par rapport ak ñi doon sibiru te loolu yëpp effet bi lan la utilisation moustiquaire donc gis nañ ne moustiquaire di ko jëfandikoo dalay aar ci sibiru bi lu wér a wér loolu c'est confirmé moo tax ñu ne at bi ministère day tàbbaliwaat jàpp lëkkaloo ak PNLP programme bi nga xam ne moom moo yor wàllu xeex sibiru jàppoo ak district yi ak poste de santé yi mën a dugg ci gox yi ak gox-goxaat yi distribuer moustiquaires yi. li ñuy ñaan mooy population yi ñu dalal ndaw yooyu nga xam ni fagaru moo gën faju. wàllum wér-gu-yaram la ñuy desandi ba léegi bile yoon tàmbalee nañu joxe yile moustiquaire ci ndimbalu acteurs communautaires yu nekk fii ci commune bu Bargny. dañu ciy teelu reportage Molage mu wax ñu rekk ana naka la ñu séddalee yooyu la moustiquaire. paludisme nekk feebar bu sonal réewi Sénégal di wàññi askan wi lu bëree bëri ba tax na nguur gi depuis ay at mu ngi jàmbaarloo bu baax ngir wàññi bile jàngoro wala boog tàggoo ak moom ba faw fii ci Bargny nag commune bi Croix-Rouge infirmier yi bàjjenu gox yi relais communautaire yi ak ñëpp ñi di yëngu ci wàllu wér-gu-yaram ñoo taxaw temm di xeex ngir aar askan wi sunu dégloo ki nga xamante ne mu ngi liggéey ci wile wàll ñu mën a jàpp ni xel xaw na dal fii ci Bargny ndax jàngoro bi mu ngi wàññeeku bu baax. Depuis ça fait plus de 2 semaines on a commencé ce qu'on appelle la campagne de distribution de moustiquaires dans le cadre de la couverture universelle en moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Tout cela, ça rentre dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Vous savez que l'État du Sénégal, à travers le PNLP, Programme national de lutte contre le paludisme, a fait beaucoup d'efforts. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire que nous pouvons aller vers la préélimination du paludisme. Parce que le nombre de cas de paludisme qu'on peut trouver au niveau des constations externes, au niveau des postes de santé, des centres de santé, des hôpitaux, a beaucoup diminué. Cependant, il y a encore des poches. Il y a encore, surtout au niveau de certaines zones particulières, comme la zone de Diamniadio, vraiment, il y a encore toujours des cas de paludisme. Et les moustiquaires imprégnés à longue durée d'action, ça permet de protéger les populations. C'est pourquoi on dit que toute la famille, toute l'année et toutes les nuits, dorment sous moustiquaires imprégnés. teewul nag taxawaay bi am na solo ci kaw distribution yi moustiquaire yu wuute ak yawoon mun nañoo musal bu baax ñu déglu leeral kenn ci ñiy liggéey ci mairie bi te am ci taxawaay ci projet bile
ak digle yi muy indi. moustiquaire yëpp benn la parce que boo déggee ñuy wax rek moustiquaire yi longue durée la mooy dañ ko nandal ba nga xamante ne nit du ko soxlawaat pour dem di ko ne li dama koy defaat neneen donc si biir loolu ñu dindi ko oyofalal leen ko parce que sachet boobu ñu koy def dafa am ay déchets yu ay kii toxiques yu si nekk donc buñ ko tey nit ki mën na ko utiliser pour leneen mën na ko jël tey dem di nduggi marché parce que jigéen bi mën na nekk koo xam ne dafa féex jël sachet boobu utiliser ko à d'autres fins donc loolu moo tax nag dañ koy dindi ci jumtukaay yooyu ñu nekk pour war a préparer leen psychologiquement bu ñu yeggee dañ koy mën a sécher foo xam ne ci kenn la pour ñu mën ko utiliser le lendemain à pareille heure maanaam 24 heures maanaam ñu ràcc ka. wàllum njàng ak njàngale bi la yoon dañuy xooli woon résultat baccalauréat yi bu ñu ko xaymaa ak at yi ñu weesu bi la yoon am na yokkute bu baax ci ndongo yi fii ci commune bu Bargny dañuy ànd ak Alé Ndiour rek ndax moo ñu xoolile woon yooyu la résultat. baccalauréat 2019 bi jàll na Bargny nekkoon ab centre d'examen bu dalaloon ñetti jury ak lim bu takku ci ay élèves yi nga xam ne fa la ñu waroon a defee seen examen monsieur Ba proviseur bu lycée du Bargny di ñu ci gën a andil ay leeral. lycée de Bargny centre bu mag la parce que lycée de Bargny day regrouper ñett centre la boo xam day regrouper ñetti jury ren ji jury 858 jury 859 ak jury 860 fii lañ ko defee nga xam ne day suñu xooloon tey ji nombre de candidats yi mën nañu 800 et quelques presque exactement 808 élèves presque école privée yi ci Bargny yëpp fii la ñuy defee mais aussi candidat libre yu bëri fii la ñuy defee boole koog waa lycée bi looloo tax jury bu mag la wala dañ koy mujjee def ñetti jury dañuy def benn ci lycée bi benn ñu def ko ci école primaire yi nekk ñaari école primaire yu jege ci lycée bi. gannaaw nag résultat yi bu ñu dellusee ci wàllu bilan muy série littéraire wala scientifique Bargny am ay résultats yoo xam ni yu satisfaisant la au grand bonheur de monsieur Ba mu ñuy rek dellusi la ci nan la résultats yi tëddee ci bile centre. ba ñu defee alhamdulilah examen yi pare na résultats yi génn na mën nañ ko commencer par def ko par benn parce que jury 858 bi. ay série L' ak série L2 ñoo fi doon def 858 bi 859 bi série L' rek nga ci doon def 860 bi da doon boore série L2 ak série scientifique yi S1 ak S2 comme ni ngeen ko xamee su dee ci lycée bi ren ji mën nañu wax macha allah alhamdulilah parce que ci série L' yi. am nañu 54,06%. série S1 100% lañ ci am série S2 ñu am ci 52,38%. série L2 yi ren ñoo ñu gën a jox satisfaction parce que mosuñu woon dépasser 30% ren am nañ 61,09%. suñu xaymaa lépp. ci lycée bi am nañu ren 55,25% ci suñuy résultat. bi la réussite nag bu ñu sukkandikoo ci moom mi nga xam ni moom moo jiite lycée bu Bargny daala waralu ko lu dul farlu professeur yi nga xam ni ñoo nekk ci lycée Bargny wala fu mel ni école privée yi nga xam ni mooy G2000 Al Khalifa wala la réussite. ñi nga xam ne ñoom ñooy étudiants yi Bargny tamit jàpp nañu bu baax ci bile réussite ba xam ni Bargny am taux bu am solo par rapport bu ñu xoolee moyenne nationale. waaw engagement la rek de professeurs yi acteurs yi fi nekk yi ndaxte ba ñëwee aussi dañ leen wax suñu bëgg-bëgg wan leen ne aussi dañoo bëgg a liggéey ñoom tam ñu ànd seeg ñun parce que fii macha allah ay professeurs yu responsable lañ fi am ay surveillants yu responsable élèves yi aussi. correct nañu discipline am nañ ko kon lu ci des mooy suñu góorgóorlee rek mën nañu dem te nag ba ñëw sañ leen ne war nañu ñoo ko bokk ñu liggéey ak ñoom ñu gis ne kat professeur bi fi nekk mi ngi góorgóorlu di leen wan transparence di leen wan ne liggéey bi ñoo ko bokk tout le monde s'est senti à l'aise moo tax prof yi sacrifié wu prof yi aussi danañ joxe ay renforcement di gërëmaale aussi étudiants yi nga xam ne ci dëkk bi la ñu nekk di jàppale booyee ci renforcement
loolu yëpp lan lay montrer que une école de la communauté la si ñëpp jàppee école day dem. bile élément moo buur xaaj bu njëkk ci bile ëttu xibaar ñaareelu ponk bi nag dañu koy dooree rek ak wàllum tàggat yaram comme ni ñu ko waxee woon bile yoon nag waa salle dojo bu Maako ñoo fi amaloon ay jongante jële woon fa ay raaya l'homme qu'il faut moo ñu fa defal ab reportage. dojo Attila bu Sensei Maako Faye defati na ay jaloore ñoom doomu Bargny yëngu ci wàllu karaté demoon ci ab compétition jële fa ay médailles yu takku moom Maako Faye dellu ci compétition boobu ay ndam loonu fa jële. compétition bi ki ko organisé woon mooy citoyen bu Gannaaw Raay Pikine Gannaaw Raay open la mooy li ñuy wax open nga xam ne dañ fay yendu combattant yi ñëpp ay yéeg compétition yi ñu demoon liñ ca jëlee mooy ay médaille d'argent ak i médaille d'or parce que fi ñu jëlee médaille d'or bi mooy ci compétition bi nga xamante ne bii Ligue de Dakar ñoo ko organisé woon médaille d'or bi defe naa moo nekk nii ci femme bi catégorie junior non cadet bu dee kii am aussi médaille d'argent ñu ngi ko jëlee aussi ci catégorie junior kii aussi la même chose cadet de même que aussi kii d'argent de même que aussi kii catégorie senior donc kii moom en réalité moom la ñu am ci catégorie senior donc noonu la demee. naka noonu ñoom xale yi demoon ci boobu compétition di wane seen mbégte di wax ne bu ñu amee résultat yu mel nii du leneen lu du liggéey bi ñuy def ci seen dojo ak jàppale seen maître bii di Maako Faye. compétition bi moom préparé nañ ko c'est très longtemps parce que man dama yàgg bëgg di dem compétition di fa jëlee dara pour soutenir waa Bargny parce que ñun amuñu lu dul waa Bargny bu ñu génnee fi waa Bargny la ñu demal nañu suñu saal kase. compétition bi moom coach bi entraîné nag ñun entraînement bu jaar yoon vraiment liggéey nag ñun lu leer xam nga ñun aussi élèves yi aussi jàpp ci compétition bu baax a baax si gàttal daal liggéey nañu fii liggéey bu wér boo xam ne nii waaw mérito nañ jël quoi. sama copain yi doon compétir moom du cuune moo tax ñu ñàkk xëy na sens la rek te aussi ñun ñu am tamit lu ñu am nii peut-être ñoom lu raw loolu la ñuy liggéey pour am ko mais xëy na yàlla suñu borom moo ko tuddugul di leen ñaax ñu gën a liggéey rek parce que Attila karaté moom ku ñu xam liggéey la nga ñu xamee ak bokk ndey bokk baay waaw ñu gën a gëmloo rek gëm suñu boobu waaw Attila jëm sa kanam incha allah. moom Sensei Maako Faye dellu si di gërëm ñi ko jàppale rawatina la maire Guèye Abou Amer Seck mi leen jox ab subvention bu ñuy mën a def seen compétition ak xel mu dal. damay gërëm waa Bargny di gërëm aussi le maire Abou Seck parce que tam aussi li tax ma koy gërëm mooy daf ñu defal xam nga tey jii ñun bokk nañ ci li ñu dimbali pour ñu am médaille yi. mooy bu ñu daan compétir du ñu am matériel bu ñu sol ku ne xam ne da ngay sol ay gants. daf ñu defal benn financement maanaam subvention bi mu ñu defal na ko salle karaté yi fi nekk yëpp ci Bargny defal ko salle karaté yi nga xam te ñoo nekk fépp mooy taekwondo mooy kung fu kenn ku ci nekk defal na subvention yooyu nag si lañ fexe jëndee bagages yi nga xam te moom la ñu yoree nii di ko compétir donc message bi may lancé mooy budoka yi nañu gën a liggéey. parce que maire yi bu demee ba jël xaalisu Bargny di leen ko dimbalee lii am solo ba am solo mooy ñu def ay résultats pour bégal waa Bargny man loolu mooy li nga xamante ne lii bon moom laay gërëmee Abou Seck di ko ñaanal aussi di ñaanal ñi nga xamante ne ñoom la àndal ci wàllu liggéey surtout Abdoul Aziz bi nga xamante ne moom moo yor sport parce que lii yëpp moo ko dox parce que lii ku nekk xam ne valeur la te yëpp loolu moom moo ñu ko dimbalee donc mooy message bi may lancé di oo waa Bargny pour ñu andi seeni doom ñu ñëw def si karaté parce que karaté baax na. kon mbokk yi li moo doonoon seen ëttu xibaar bu ñeel commune bu Bargny di leen jox dig daje fileeg ay fan yu néew ci beneen ëttu xibaar.